salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen bëggee bu baax a baax di remercier le peuple sénégalais plus particulièrement à la jeunesse fàttewuñu kenn les religieux la société civile les sénégalais de la diaspora les journalistes indépendants syndicalistes et les activistes et liveurs parce que gagné nañ combat bi réussir nañ ko te yéen ñëpp da ngeen ci jàpp journalistes indépendants yi ma doon wax ni sànq journaliste dañ koy tuddee quatrième pouvoir ci dëkk bu tàkkee sax journaliste boo xam ne corrompu la mën na ci am part de responsabilité te journaliste indépendant yi boo gisee ma beral leen loxo tey mooy dañoo liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la bañ coupé ci sax seen ay signal loolu yëpp pour féetee fi dëgg ji nekk mu di Walfadjri ak Sen TV am na yeneen journaliste indépendant tamit ku ci mel ni Pape Alé Niang ak ñeneen ñoo xam ne ay chroniqueur lañ ñoom Serigne Saliou Gueye ñoom Momar Diongue ak ñeneen boo limee da ngay juum ñoom ñëpp ñu leen di remercier parce que tamit mënoon nañoo dem féeteeg nguur gi def comme seen ay yeneen morom ñu leen di corrompre di leen jox xaalis pour ñu taal dëkk bi te dëkk bi tàkk gi mu tàkk nii ñu ci am responsabilité ñu bëri dinañ leen tudd léegi ci kanam kon bu ñu remercier ñooñu ñëpp dañuy remercier le président Ousmane Sonko qui nous a montré le chemin. Il nous avait dit que Macky Sall ne connaît pas de droit ni de loi. Il connaît que le rapport de force. Rapport de force, nous l'avons fait et nous avons réussi. Donc, on a une santé peuple sénégalais. Parce que résistance, droit là. Nit su fekkee da nga am benn njiit mu lay teg loo xam ne attanoo ko da nga am droit pour résister. Bi ñuy résister nag c'était pas pour violence. waaye ñi ñu amal affaire ñoom ils sont violents. Gis nga leen ils ont recruté des nervis. Armé leen pour ñu dal ci kaw population bi pour ñu atteindre seen objectif lan la woon pour emprisonner arbitrairement président Ousmane Sonko jaay ko doole tëj ko parce que Macky Sall daf na ko Khalifa Sall mu réussir mu daf ko Karim Wade mu réussir mu jël ay opposants recalé leen jaarale ko ci parrainage mu jàll di jaay sénégalais yi doole ku wax mu duma suñu waxee ñuy menacer nit ñi naan force restera à la loi ñoom daal seen lépp violence la lépp man j'ai jamais vu un président plus violent que Macky Sall parce que bi mu faloo bees lan la fi nekk di wax force restera à la loi je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression di bàkku a fañ fa wàccaaca est-ce que président war na comporter wu noonu te loolu violence verbale la te loolu ci gémmiñam la jógee ko te moom dañ ko fal ci dëkk boo xamante ni dëkk bi démocratie la état de droit la république la dëkk bi war a am opposition mu ne opposition du fi amee ay nitam mu jàpp leen di leen protéger ak scandale buñ manti def dara du leen ci fekk mu jàkkaarloog sénégalais yi di leen ko wax sax naan leen am na dossier yoo xam ne maa ci teg sama kuddu dem ba bew benn xeetu bew boo xamante ni dafa jéggi dayoo te am na sama benn live boo xam ne waxoon naa ne gis nga nit bés boo demee ba bew rek mooy ne alaku nga Firawna bu mu bewee ci la alaku ak ñeneen kon Macky Sall li ko dal nii bew moo ko yóbbee te nag lépp lu xew ci manifestation yi amoon Sénégal il est le seul responsable moom parce que moom lañ fal ñi mu àndal tamit ñu koy jàppale ci li mu def ak li mu doon def ñooñu am nañ ci part de responsabilité parce que tey mën nga ànd ak nit mu bëgg a def lu bon nga tere ko mais di ànd ak nit di ko def mu bëgg a def lu bon nga ko ciy jàppale di ko jay di ko influencer di ko wax naan ko Sénégalais yi tapet lañ ñemewuñ police ñemewuñ gendarmerie boo génnee matériel de répression bi dañuy daw wala seen manifestation du yàgg benn fan lay nekk dañuy taal pneu rek après bu gars yi ñëwee dóor grenade lacrymogène ñu tasaaroo xam nga déjà kon demoon nañ ba jàpp na ñoom maîtriser nañ sénégalais yi napp nañ sénégalais yi mën nañoo continuer di noot sénégalais yi ba pare bëggoon a installer dictature au Sénégal ci réew boo xamante ni démocratie la te si démocratie boobu moom ci lañ ko falee démocratie boobu noonu ay nit dañ cee xeex ñu tëj leen ci kaso ñii dee ci mais Ablaye Wade dañ ko tëj kaso ba mu sonn avant muy nekk président te loolu yëpp da doon xeex démocratie bi ñoom Ablaye Bathily dañ leen a tëj bañ sonn. ñoom Amath Dansokho Mamadou Diop Decroix Omar Blondin Diop dee ci ñoom Mamadou Dia ñu tëj leen ci kaso gars yi dañoo xeex ba sonn Cheikh Anta Diop ñoom ñëpp dañoo xeex pour démocratie bi taxaw
ñooñu bi ñuy xeex boobu Macky Sall juddoogul am na ñoo xam ne bi ñuy xeex boobu Macky Sall mu ngi école primaire démocratie boobu nag ñu xeex ko ba mu taxaw ba Macky Sall ñëw nekk ci directeur général nekk ci ministre de l'intérieur nekk ci ministre des mines nekk ci premier ministre nekk ci président de l'Assemblée nationale mu dem ba dund impunité ak injustice ci nguuru Ablaye Wade mu jaral ko mu démissionné ci parti bi sénégalais yi jàppale ko Ablaye Wade bàyyi ko mënoon ko jaay doole bàyyi ko mu créer partem dem à la conquête du pouvoir ba remplacer Ablaye Wade ci chaise boobu noonu ñu àndoon ak moom en 2011 di xeex ay impunité injustice bi Macky Sall falu mel ni di moom nekk baa doolo jàmbu sénégalais yépp ëlbatiku di jaay sénégalais yi doole di toroxal sénégalais yi mais loolu nag à un moment donné sénégalais yi mën nga leen a teg lu nekk ñu koy muñ mais bu yàggee dañuy fippu te fippu nañ te gars yi bañuñ ci woon dara wax dëgg yàlla ñu ngi regretté nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci génn àdduna yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen aljana ñi nga xam dañ ci am ay gaañu gaañu yàlla na leen yàlla saafara waaye nag responsable bi yépp ak responsabilité bi yépp man Macky Sall laa koy jox te am na ñeneen ñu ànd ak moom ñoo xam ne dinañ leen lim tey bokk nañ ci responsable yooyu Moustapha Niasse nga xam ne mag la mën naa jur Macky Sall depuis Senghor ba léegi mu ngi fi tey jii bu lii amee am na ci part de responsabilité parce que moom moo lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko mook majorité am te tey mënoon na wax ak Macky Sall wax ak majorité bi parce que moom mooy responsable bi c'est le président de l'Assemblée nationale su waxoon ne lii du am kon moom am na ci part de responsabilité ci nit ñu dee ñi ak station yu ñu lakk ak oto yu ñu lakk ak kër yi nga xam ne dañ ko taal ak ñi nga xam dañ ci am ay gaañu moom am na ci responsabilité sëñ Bassirou Gueye procureur de la République am na ci responsabilité parce que moom acharnement rek lay demee képp ku Macky bëgg a liquider ci moom lay jaar Samba Sall doyen des juges le préfet de Dakar Antoine Diome ñoom ñëpp am nañ ci responsabilité parce que ils ont recruté des nervis te Antoine Diome tey bokk na ci ñu recruter nervis yooyu jox leen ay armes parce que nervis yi ay armes lourdes lañ yoroon ay kalachnikov ay fusil di tirer ci kaw nit ñi parce que ñoom affaire bi guerre lañ bëggoon a créer foofu noonu guerre civile parce que jaraloon na leen ko pour ñu jël Ousmane Sonko emprisonné ko éliminer ko parce que Ousmane Sonko boobu moo leen nar a xañ élection yi di ñëw muy élection 2024 mais loolu c'est catastrophique kon ñoon ils ont commis un crime contre l'humanité te gars yi dajale nañ vidéo yeeg yépp dem yóbbu ko CPI pour porter leen plainte foofu noonu parce que ay woyu lañ ay bandi lañ kon li xew yépp tey ñooñu ñooy responsable Macky Sall Antoine Diome Moustapha Niasse président de l'Assemblée nationale le procureur de la République ak le préfet de Dakar ak Malick Sall ministre de la justice parce que dégg nañ ko France 24 mu oote fa di fen ay fen yoo xamante ni dafa jéggi dayoo ci mag bu toll ni moom naan ay mbër la yoo xamante ni dañuy nekk ci géej gi di entraîner nekk ci salle de sport yi di entraîner te amuñ combat ndax crise sanitaire bi ñu nekk nii dañuy interdire rassemblement yi ak événement yi loolu ñoo ñoo wàccoon ci mbedd mi te Dakar tey mënoo faa compter lu mat 1000 mbër wala su ko matee ci lay toll te ñuy wàccoon di manifester dañoo bëri te nekkutoon Dakar rek ci région yëpp la te mën naa wax ne mbër yi ci Dakar lañ ëppee kon loolu ay fen la te ñii dañoo wor sénégalais yi Aïssata Tall Sall bi nga xamante ni moo doon taxaw di ñaawlu procédure bu ñu jaarale Khalifa Sall pour tëj ko kaso di dal ci kaw justice naan justice bi amul indépendance te loolu yàggul dara 2017 lañ commencé woon procédure Khalifa Sall bi ba tëj ko ñaawlu ko ci dossier Bamba Fall bi ñu jàppoon ne dafa bëggoon a taal maison du parti socialiste tey jii elle est dans le gouvernement de Macky Sall nekk ministre des affaires étrangères léegi nag nee na justice bi dafa am indépendance ba pare di dëggal séparation de pouvoir kon ñii ils sont très dangereux baaxuñ ci réew parce que ay naafeq lañ kenn ku ci nekk yow sa intérêt rek moo la ñor sa poche fekk yaa ngi man di am ay avantages di am ay privilèges ci nguur gi rek yow da ngay faral nguur gi ak lu manti xew buñ doon rey sénégalais sax dañ koy cautionner Antoine Diome mi nga xamante ni bokk na ci les recruteurs des nervis
taxaw na fii moom it ci télé ñu wax ko waxu nervi yi mu ne ñooñu ay civil lañ ay policiers yu civilu lañ ak ay gendarmes yu civilu te loolu ay fen la. ay nervi lañ yu yore ay yet yore ay jaasi yore ay fetel ñu jox leen auto administration bi ministère de l'éducation seen base yi mu ngi nekkoon maison du parti socialiste bu nekk Colobane ak permanence bu APR bi nit ñi teg nañ seen bët photo nañ leen xàmme nañ leen te ils vont payer les pots cassés te Macky Sall comme ni ko président Ousmane Sonko waxee avant mu koy wax sax man wax naa ko ci sama xel bu yàgg il n'est plus légitime pour diriger ce pays parce que dafa échec parce que dafa trahir sénégalais lii c'est une haute trahison dañoo def seen benn complot contre un adversaire politique pour liquider ko jaarale ko ci affaire yi mœurs ñu xam ne affaire bi yépp du début à la fin fen la complot la te comploteurs yi xam nañ leen te war nañ leen a teg ci yoon ñu échec bëgg a jaay Ousmane Sonko doole yóbbu ko kaso par force sénégalais yi jóg taxaw en masse ne loolu du fi amee tey du fi amee ëllëg xeexal ko seen bopp kon nag lépp loo xamante ni xew na Sénégal chômage bi nar a am tey Sénégal Macky Sall mooy nekk responsable bi moog ñu àndal parce que tey Auchan yi ñu lakk ay sénégalais ñoo fa doon liggéey station yi ñu lakk ay sénégalais ñoo fa doon liggéey magasin yi ñu dajji ak ñu lakk seen oto yi ñu lakk seen kër yi loolu yëpp pour éliminer un adversaire politique yóbbu ko kaso tëj ko arbitrairement te deful dara te ñoom ñoo ñëw fekk ko ci salon de massage ñëw ne dañ koy jaxase ak benn xale bu jigéen boo xam ne elle est vulnérable elle est pauvre muy Adji Sarr loolu yëpp pour mën ko yóbbu kaso pour mën a yàq àddunaam pour bañ mu nekk candidat en 2024 ba tax tey ñu causé crise bu métti Sénégal wax naa ko ñi doon liggéey tey nar a perdre seen liggéey tey ci Auchan yeeg station yeeg yeneen magasin yi ak ñi nga xam dañ doon liggéeyal seen bopp tey te mënuñu woon a liggéey ay fani fan autoroute à péage bi ñu lakk nga xamante ni dafay am ay taxes ak lu nekk te ci keesu nguur gi la waroon a dem mais loolu Macky Sall moom mooy responsable bi am na ñu doon liggéeyee tey ci boîte yooyu ma tudd ñooñu dañ doon joxe seen kër dépense par weer am na si ñoo xam ne amuñ kër dañ doon fay location mais loolu yëpp Macky Sall ak ñu mu àndal ñoom ñoo leen ko causé kon Macky Sall il ne devait pas continuer à diriger le pays parce que xam nga lu tax il n'est plus légitime bu doon tubaab la démissionné na te fu mu nekk nii su nekkoon nit koo xamante nii ku am vergogne la am lu muy job dafa war a assumer ses responsabilités démissionner ñu teg gouvernement de transition après organiser des élections anticipées comme ni ko Ousmane Sonko waxee te le combat ne fait que commencer li ko dese su fekkee dafay continuer bañ na du démissionner on va continuer les manifestations ba muy démissionner waaye nag ñun suñ démocratie bëgguñ ko takkal suuf parce que ñun ak Cap-Vert ci Afrique de l'Ouest ñun ñoo nekk ay réew yoo xam ne mosu ñoo am coup d'état te bëgguñoo am coup d'état bëgguñ mukk armée bi di jël pouvoir bi ñaanuñu ko yàlla comme nag moom amul jomu démissionner dinañ ko pousser à la démission mu démissionner parce que il n'est plus légitime suñu waxantee dëgg te képp koo xamante nii nag tudd nañ la nga am responsabilité ci li xew Sénégal di nga ko digaale ak sénégalais yi di nga rendre compte sénégalais yi kon nañ jóg taxaw takku continuer xeex bi du juste pour Ousmane Sonko mais pour libérer Sénégal la parce que dañoo mënta accepter benn bande boo xam ne matuñ sax 1% de la population ñu jox leen nguur gi ñu nekk ci kaw nguur gi ñoom ñooy am passeport diplomatique ñoom ñooy am xaalis ñoom ak seen njaboot ñoom ñooy dund gu neex di jalgati yoon di sàcc di jaay nit ñi doole arrogant bu ñuy wax ak sénégalais di leen saaga mel ni ñoom ay buur lañ mais loolu dafa métti appauvrir sénégalais yi xale yi di dugg gaal di dee ndax ñàkk liggéey amuñ ay hôpitaux yu baax Dakar di capitale bi mënuñoo am sax ndox mu baax eau potable bu ñuy naan mais loolu dafa métti àll bi nit ñaa ngi sonn xiif courant bu doy amul
foo leen fekk nag ñoom ñu ngi nekk ay milliardaires te amuñ benn métier lu dul politique rek la ñuy def te dañuy détourner xaalisu Sénégal yi di ko lekk ñoom ak seen njaboot jàpp na ñoom moom Sénégal waaye Sénégalais yi tey wan leen dañ leen a wan na leen le peuple est souverain peuple bi leen jël fal leen bés bu ñu bëggee nangu nguur gi dañ koy nangu te bu ñu continuer woon manifestation yi exiger le départ de Macky Sall dañ koy génnee ci palais bi waaye su boobaa dafay ñaaw kon nañ jóg taxaw takku continuer xeex bi ñuy wax nañu continuer di wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk sur le terrain nañ nekk sur le terrain parce que combat tamit noonu lay demee te ngeen bañ a déglu naa fekk yi ku ci mel ni Makhtar le Kagulaar naa fekk bu mag la ak ñu mu àndal bañ Ousmane Sonko moo tax muy jéem a wax ay wax yi ñaaw naan dafa am ñu nekk extérieur di inciter xale yi pour ñu wàcc ci mbedd mi te ñoom ñu ngi nekk extérieur ak seen ay doom te seen doom yi ñu ngi toog di lekk ay gâteau di naan ay boisson bu ñu feebaree dem ay hôpital waaye gis nga Europe lu tax ñoom ñu am loolu dañ kaa xeex def révolution ba am loolu moo tax comme yow nag défaillant nga da nga soxor da nga fiir parce que Ousmane Sonko mooy sa problème ñun dinañ xeex suñu xeex dina réussir te doo ci man tous parce que c'est la personne de Ousmane Sonko moo lay déranger may wax jeunesse bi ne bu leen ko déglu parce que moom tekkiwul dara amul benn leçon bu muy mën a jox nit haine la am viscéral envers Ousmane Sonko ak mépris te loolu affaire am la xolam bi na dagg na dee on s'en fout ñun suñu xeex bi dañoo ànd ak Ousmane Sonko mu wan ñu yoon bi pour ñu xeex am vraie démocratie ñu am vraie indépendance loolu rek moo ñu ci dugal mais nekkul ne ñun ay fans Ousmane Sonko lañ wala ay taalibe Ousmane Sonko lañ salaamaaleykum wa rahmatullah